mbokk yi ci yàlla mbokk yi ci islaam mbokk yi ci iman mbokk yi ci ihsaan waaye mbokk yi ci ihsaanul ihsaan ñu ngi santaan yàlla beneen yoon di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci wàccuwaay bii nga xam ne wàccaat nañ fi beneen yoon mu bokk ci géew yi nga xam ne géewu yàlla yi la géew yi nga xam ne géewu yonent yàlla Muhammad la géew yi nga xam ne géewu Mawlana Cheikh Ahmadou At-Tijaani la géew yi nga xam ne géewu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass la waaye géew bi nga xam ne nafsu géew bi mooy Mawlana Sang Barhaamu Njaay géew boobu lañ ñëwaat tey ci benn bi rek yëkkati ñu te mooy li yëkkati woon Baye Niass Baye bi mu gàddoo fii cartable am ne mu ngi génn dem bitim réew te tukki moom a bokkeewul ak tukkeen yi mujj yi ndax tukki yu mujj yi fi muy dem xam nañ ko fi muy jaar xam nañ ko te ñam fay fekke xam nañ ko waaye tukkee moom nag nga xam ne c'était en 1946 mu jógee fii Kaolack gàddu cartable am jaar ci port Dakar bii moolu it jël fa gaal jëm jëlee Conakry ba muy dem mu naan faha inni asiru axtafi sabin nuha man Baye Niass maa ngi nii di dem sama mission lenn la mooy borom xel yu sell yi lay muri ma borom xel yu sell yi ñoo ma yitteel borom xel yu sell yi lay seet moo tax mission Baye Niass pour borom xel yu sell yi la képp koo xam ne sa xel am na problème yow du ñun ñoo la génnee ci mission bi mais Baye Niass moo la génnee ci mission bi mission boobu nga xam ne nag moom la Baye Niass téye woon ci loxoom wër ak moom àdduna bi ba mu daj mu ñëwaat dellu soit fii ñu ne ko li nga dox yëpp lan mooy objectif bi mu ne daawtu rabbi an ya'umma hadyi kullal wara wa yahmaduna sa'i Baye mu ne daawtu ñaan naa rabbi sama borom an ya'umma mu ma tane hadyi jub gi ma yoroon kullal wara moo leen bindee di jot ci jub gi ba pare wa yahmaduna sa'i ñu gërëm man Baye Niass sama liggéey li parcours bi ma def yëpp mbind fi gërëm ko moo tax jërëjëf Baye Niass dagan na nañ ñu ko bàyyee bu ñu ko tere jërëjëf Baye Niass dagan na nañ ñu ko bàyyee bu ñu ko tere Baye Niass moo ne moom dafa bëgg nit ñi jërëjëfal liggéey daawtu rabbi an ya'umma hadyi kullal wara wa yahmaduna sa'i parcours bi ma def nit ñi ci boppam gërëm li ma def man Baye Niass comme ni ñu war a wax jërëjëf Baye Niass pourquoi jërëjëf Baye Niass aussi pourquoi jërëjëf Baye Niass fii ñu wàcc tey dafa nekk géew ñu ne géew xam-xam la léeg-léeg sax ñu tuddee ko université maanaam man d'accord ma ne fii mooy université université mooy Baye Niass parce que baatu université mu ngi jógee ci l'univers maanaam ki nga xam ne dafa dajale lépp bu fekkee loolu mooy université yéen étudiants yi maa ngi leen di laaj luy sulu ko xaqaay kon du université maa ngi leen di laaj yéen ñi fi nekk lan mooy tamyiizul xaqaay maa ngi leen di laaj lan mooy xaqaayiqul arbaa maa ngi leen di laaj lan mooy nisab maa ngi leen di laaj lan mooy nisbatu xalq fil xaqi ak bam jeex loolu lan la ci ban pavillon ngeen di dem fekk fa xam-xam boobu ci ban faculté ngay dem aussi fekk fa xam-xam boobu boobu moom fii Bayti Barhama Niass la boobu moom kër Baye Niass nga koy fekk kon moo tax mën nañoo ne fii nekk fi de am na enseignement supérieur d'accord naa waaye université moom nañ ko bàyyee Baye Niass université moom nañ ko bàyyee Baye Niass parce que lu tax Baye Niass moo waxoon ne moom xam-xamam xaw ma bokku ci xam-xamu Baye Niass Baye Niass nee na sama xam-xam xaw ma bokku ci ilmi ma'i haythu ma kunt sama xam-xam mu ngi ànd ak man fu mu mën a nekk benn waay di ko testé
ne ko dégg naa yow nga ne sa xam-xam dafa am na yow foo mën a dem mu ne ko waaw mu ne ko te dégg naa aussi ne yow maanaam lépp ci alxuraan nga koy àtte mu ne ko waaw mu ne ko am na benn clinique bu nekkoon fii day doon nag ñaari jigéen doon ci këccoo doom kenn ku nekk ne moo jur doom bu góor bi riwaay bi nag am na ñu ne kaw la am na ñu ne Arabie Saoudite la ñu ne ko kenn ku nekk ci jigéen ñi ne moo jur doom bu góor bi kenn même bul jur doom bu jigéen bi bàyyi na indi leen xale yi ñu indi xale yi indi leen seen yaay ñu indi seen yaay mu ne indi leen balance am na balance bi balance yi nag yéen jàngkat tubaab bi am na balance yu sophistiqué yi nga xam ne garam surtout koy génne waaye nag indi leen balance yooyu laa soxla ñu tegal ko balance yooyu bàyyi jël ñaari kaasu ataaya ne kenn ku nekk ci yaay yi na ci def meewam ba mu fees ñu teg ci balance yi bi ñu ko defee bàyyi ñu teg ñaari kaas yi benn kaas bi ëpp doole beneen bi waa ji ne ko waaw lii moom xam nañ ko mu ne ko même bu góor même bu ëpp doole bi ku góor gi ko moom même mu woy bi ku jigéen kooku moom mu ne ko lii sa preuve ci alquran mu ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa bimaa faddala Allaahu góor ñi ñoo gën a puissant jigéen comme góor moo gën a puissant jigéen kon aliment wu góor moo gën a puissant aliment wu jigéen kii may Baay Ñas lan moo tax ba ubbee lii nag mooy thème bi mooy sew-sew yi ci alquran ak code yi ci aaya yi loolu mooy tegu waxtaan bi maanaam ndeysaan code yi ci aaya yi ndeysaan waaye nag yan aaya alquran dafa am ñaari façon aaya dafa am lu mu bëgg a jàngale alquran dafa am ñaari façon aaya ci ban aaya alquran dafa am ay aaya yoo xam ne texte la dafa ñëw par texte loolu yi ngeen dégg waa université jël leen la songo alquran dafa am aaya yoo xam ne dafa ñëw par texte mais dafa am aaya yoo xam ne ñëwul par texte dafa ñëw par contexte dafa leen comprendre loolu moom la songo leen di jox bu ngeen ma dem ba jox leen ci preuve gannaaw bi xam nga lan mooy contexte mooy la anam waaw anam waaw mooy sabab bi dafa am anam dafa am aaya yoo xam ne day ñëw ci anam la preuve tamit bi ma la ciy jox jàng ngeen ne année bi composé par 365 jours du loolu ngeen jàng wala ak 6 heures de temps est-ce que xam ngeen lan mooy cause 6 heures de temps bi yéen waa université 6 heures de temps bi yokku ci année bi est-ce que xam ngeen lan mooy cause bi jël leen ma jox leen ko Baay Ñas ma wax Baay Ñas moo ko wax jël leen ma mooy Moïse yonent Yàlla Moussa borom Tawraat bi mu faatoo ba fi bàyyi xalifaam ñu koy Yuusa ibnu Nun Yuusa ibnu Nun di mën a benn guerre bu tàng bi muy mën a guerre bi nag jour vendredi waxtu xadaratul jumaa moo tax tiijaani affaire rek waxtu xadaratul jumaa ñu dem ba jant bi lang di xonk te dominer gaa yi te gaa yi dañ puissant te xam na ne bu leen bàyyee bu subaa ñu ñëwaat indi renfort mën nañ koo gañe mu ne yàlla téyel ma jant bi ba ma liggéey gaa yi bu ma liggéey gaa yi nga door a soor jant bi président xoolal Baay Ñas muy jàngal information bi Baay Ñas ko jox mais yàlla téyel ma jant bi ma liggéey gaa yi yàlla téyel ko jant bi mu liggéey gaa yi bi xale bi di jeex fi yàlla téye jant bi ak fi xale bi jeexee pendant 6 heures de temps léegi des na 6 heures de temps boobu moom la ñuy yokk ci chaque année 6 heures de temps léegi 6 fois 4 24 comme 6 heures de temps boo ko multiplier 4 fois muy 24 heures looloo tax chaque 4 ans nga gis mois de février nekk 29 jours. Baay Ñas ne looloo tax chaque année bu ñu demee ba mois de février bi nekk 28 jours mu yokk 29 jours parce que 6 heures de temps yi multiplié par 4 moo ci plus jours est-ce que loolu jàngoon ngeen ko fii lii ci école Baay Ñas nga koy xamee lii ci école Baay Ñas nga koy xamee lii la ñu Baay Ñas jàngal moo tax ma ne kon alquran xam nga lii alquran la mais est-ce que dafa ñëw par texte lii est-ce que dafa ñëw par texte mais dafa ñëw par contexte beneen bi mooy 365 jours yooyu ñu wax boo demee ci alquran Baqara ba Naas borom xam-xam yi dañ ne alquran bàyyiwul dara boo demee ci alquran Baqara ba Naas doo ko fekk aaya buy wax ne année bi 365 jours pourtant aaya la
mais ñëwul par texte mais dafa ñëw ci aspect contexte nga ne ma naka la ma ne la jour ci arab ni ñu koy waxee jour ci arab bés ci arab al yawm mooy bés 365 fois la ñëw ci alquran 365 fois la ñëw ci alquran le mot jour 365 fois la ñëw ci alquran kon ñëwul par texte mais ñëw na par contexte moo tax ma ne alquran bu ngeen ne aay yi tamit da ngeen di wax ban façon aay ndax ci texte bi wala ci contexte bi waaye man gëm naa ne sama gars yi ñoom ci ñaar yëpp la ñuy wax man gëm naa ne gars yi duñ téye micro bi dañuy wax ci texte yi dañuy wax ci contexte contexte yi nag boo ko yàlla mayee fàttu xataa xalifa yàlla bi ñuy wax ñëw na ci texte waaye day ñëw ci contexte parce que lu tax mooy contexte bi mu ñëwee rek doy na alquran lettre de mission la waaw parce que ci texte yi lañ mu fàtte contexte bi wallahi ci texte yi lañ sigg fàtte contexte yi alquran tey lettre de mission accompagné par missionnaire d'accord léegi bu fekkee missionnaire bi absenté na lan la lettre de mission bi di représenté amatul sens kon waxtu woo gisatul missionnaire bi mooy Seydina Muhammad te lettre de mission bi nekk si gëmal ne am na ku yor mission bi di mën a contenir lettre de mission moo tax Baye Niass na la yaa dillu yaa nekk lan li dilli dalalta istadium siwaawu amiyal furqaan Baye Niass mu ne bul réer sama waa ji bul réer ñu woyofal ko jarul ñu métti bul réer sama waa ji bul nangoo nekk tamit ku bokk ci famille bu réer dañ koy masa bul réer bul nangoo bokk ci famille bu réer nga da ngay réer mu ne da ngay réer bu fekkee yaakaar nga ne am na keneen ku fi nekk ku dul yonent bi di surveiller di superviser alquran kon da nga fi bàyyi yonent bi continuer di superviser alquran bàyyi fi yonent bi mu des nag ana yonent bi kooku beneen problème la mu des nan la koy superviser kooku beneen problème la mu des bi ñu koy superviser lan lay amal njëriñ nit ñi mooy dootul doon texte bi mais texte bi lay jël di la ko woon ba nga jamono texte bi la preuve boo ñëwee ci téere bi da ngay fekk ñu ne ndox mais boo demee ci téere bi doo fekk ndox foofu dañ la jàngal ci téere bi ndox mais da ngay dem ailleurs door a gis ndox dañ la jàngal ci téere bi asamaan da ngay dem ailleurs door a gis asamaan dañ la jàngal ci téere bi guddi da ngay dem ailleurs door a gis guddi mais bu ñu la jàngalee ci téere bi yàlla ci téere bi nga war a gisee yàlla wala ailleurs moo tax kon buñ nekk ay tir ailleurs waaye nañ nekk tir vers nous tir ailleurs baaxul tir vers toi mooy dàq bu dem ci àll bi dee këccëg bu ñëw ci yow wa fi anfusikum afalaa tubsiruun kon loolu moom mooy objectifu tànk bi nga xam ne ay jaamu yàlla ñoo ko tànk génne alal def ci du hasard am na fu ñu mën a dugal seen alal bi mais lan mooy maanaam lan mooy li leen convaincre ba tax ñu tànk bi ndax am naa xaalis def ko fi rek wala dama bëgg dimbale nit ñi man li ma gëm mooy dañ bëgg dimbale nit ñi mooy message yi jàll yenn ci nit ñi jot ko pour mën ko jëriñoo parce que dina foofu la toll. kon ala kulli haalin loolu mooy jotaay bi heure baa ngi dem ñu ngi ndokkeel waa université di jiital ci ndokkeel bi ki nga xam ne mooy imaamu jotaay bi di Maolana Sang Aboubacarine Barham Ndiaye bu jotaay bi taaroo moom la bu jotaay bi rafetee moom la léegi nag li ci des mooy man dama doon def benn thèse rek laa doon def xam ngeen ay jàngkat ngeen tout Ndiaye yéen a wax ne booy tenir débat conférence ak yooyu ñu ne dafa am méthode boo war a maanaam véhiculer sa message ñu ne da ngay def thèse day am thèse am antithèse am synthèse am développement am conclusion mais am na bu bàyyi maanaam perspective boobu lañ bàyyi xam nga yàlla dafa ñëw ci aalam bi defal ñu thèse mooy sax antithèse mooy iblis antithèse mooy iblis yeneen Yàlla Muhammad ñëw defal ñu synthèse mooy l'islam chaque daal ñoo indi tariqa defal kenn bàyyi na fi indi fay do conclure ñu léegi nag perspective
les perspectives soo est-ce que xam nga lan mooy perspective soo est-ce que xam nga lan mooy perspective mu ne xam lan mooy perspective bon perspective du jaay mu ne mu bu ñu ko bëggee firi mu gaaw mooy wa mën a toog uxra beneen yoon di nga gis beneen buntu bu gën a yaatu bu feeñaat ci li ma doon wax jërëjëf ci gàpp li nga def li am na solo aywa kon ala kulli haalin loolu mooy jotaay bi nga xam ne moo ñu fi dajale kon léegi man maa doon def thèse bi léegi nag synthèse beeg développement bi ak conclusion bi mu ngi ñëw après nag perspective bi moom am ngeen ki ko ala kulli haalin kon ñu ngi jox ki nga xam ne mooy président wu jamaa bi muy Seydi Alhaaji Ndaw moom mu jël ubbi nuyu ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale bu paree ñu avancé ci débat bi wax doon alhamdulilah ba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah bàyyi na ko jërëjëf jërëjëf bismillah macha allah jërëjëf alhamdulillah salaatu ak salaamu ala mawlana rasulillah bi alihi wa sahbihi wa man latfalitfahum wa salaka maslakahum sulukuhum ila yawmi liqaillah wa radiyallahu an taaju arifina mumiddi maulana ahmad ibn muhammad tijani wa radiyallahu an mawdu zamani wa sifa'il qulubi wa rada'il a'mali maulana shaykh al-islam alhaji ibrahim Niassi akawlahi wa radiyallahu an midrazul umumi amil rayatil irsadi wa taqlimi maulana Cheikh Sang Aboubacarin Barhamu Ndiaye wa iza takallama fil haqa'iqi maratan baharal buhura kalama abdin sadiq kon ñun daal kadistarnaka sayqan ma baqina fala hiwajul lana min zal humami ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si sang yi sang Aboubacarin Barhamu Ndiaye Mawlana Cheikh Tidiane nee na bi sayri zamani kal sir kon tey ji sang yi mooy Mawlana sang Aboubacarin Barhamu Ndiaye yonent Yàlla Muhammad waxoon na ne inna lillahi rijalun man nazara ilayhim sayida sahadatan lam yabqi abadan lam yabqi ba'daha abadan Muhammad nee na yàlla am na ay góor yoo xamante ni képp ku leen gis texe nga texe boo xamante ni doo texe di gannaaw gi maa leen di bégalee nag ne góor googu wala bokk na si góor yooyu waa ji toog fii mooy Mawlana Sang Barhamu Ndiaye billahi lazi la ilaha illa huwa képp ku ko gis texe nga képp ku gis Sang Ndiaye texe nga loolu moom laa sàkk fii Jamaa université ñu ngi am fierté di sant di gërëm suñu papa suñu xarit suñu soppe suñu waajur ku nga xam ne moo ñu jëlee si lëndëm yóbbu ñu si ay leer kooku mooy yonent Yàlla Muhammad tey di Sang Barhamu Ndiaye mu nekk waajur boo xam ne ay guddeem ak ay bëccëgam ay subaam ak ay ngoonam yëpp daf kaa consacré si ay taalibeem këram moo xam nga dem kër yaa awa wala nga dem kër maa yaasin 7 instant talo yaa ngi guddeeg bëccëg di jaxase di yàq kon kii yar jaam yi di Mawlana Sang Barhamu Ndiaye ñu ngi koy ñukkeel di ko ñaanal si la ñu jaam yàlla nañ ci yàgg te wér di ñaanal nag ñu nga xam ne dañ kaa bañ wala ñu contre ko yërmande yàlla Baay Ñas nee na zallat li bahdihimul ahdaamu fal tasma'anna lahum fa fiika fahamu Baay Ñas nee na Sang Ndiaye jéggalal ñu la bañ dañoo réer rek waaye yow dañ wër billahi lazi la ilaha illa huwa ku ñëw ba si kër Baay Ñas Sang Ndiaye ngay wër da ngaa jum rek kon képp ku gërëm Sang Ndiaye ngay wër da ngaa jum waaye Sang Ndiaye Baay Ñas waxoon na ne nga jéggal gars yi dañ jum rek kon ñu ngi gërëm bu baax si papa Sang Barhamu Ndiaye gannaaw loolu ñu ngi gërëm bu baax parrain bés ku nga xam ne góor la si xadara bi jaamu yàlla la bu set bu sell xidmakat bu nand te doo ko xàmme si ay yéreem
doo ko xàmme si waxam ku sell ku set ku oyof muy Seydi Mor Ndiaye ku baax la ku oyof la ku sell la dañ ko woo ne ko dañ am conférence bëgg la ko tuddee mu ne man de su nga waxee sang bi su d'accord rek fa la alhamdulilah ñu waxtaan ak sang bi mu jox isnu ñu ñëw wax ko 2 jours après mu yëkkati 150 000 francs ne maa ko def si bés baas yi moom moo ko fay tant yi décoration yëpp xaalisam la kon sang Barhama Ndiaye ñu lay ñaan nga ñaanal jàmm bii ku baax la ku set la ku sell la gannaaw loolu ñu ngi gërëm bu baax Jamaa université sang bi fii ñi fi nekk ay bourse 20 000 lañ am bourse 40 000 ñii amuñ dara waaye ñu corriger sacrifier seen xaalis ngir tant bi taxaw ngir sang yi ñëw fii kon sang Ndiaye ñaanalal Jamaa université ay xale yu ndaw leen ñu bëgg yàlla gannaaw loolu ñuy gërëm bureau Jamaa bi di ko teg ci loxo président Massaer depuis ba ñàppee bés ba léegi chaque jour ñu ngi woote baas yi ñoo ko indi micro bi ñoo ko moom haut-parleur yi ñoo ko moom lampe yi ñoo ko moom kon lépp Jamaa bi la kon ñu ngi gërëm bu baax bureau Jamaa bi Massaer Pa Ousmane ak képp ku topp seen gannaaw loolu ñuy gërëm bu baax Nourou Zaman ndax ku xool affiche yi ngeen gis xam ne jaamu yàlla boobu ko mën liggéey la affiche yi rafet na sell na te liggéey bi set na wecc ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant waaye ñu ngi gërëm Cheikh Ibrahima bi tey sang bi ñun jànguñ arab français lañ jàng waaye suñ jëlee baytu arab yi dañ koy yónnee Cheikh Ibrahima bi tey moom moo koy def traduction ci français pour ñu mun ngaa jàng kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant ndax jaamu yàlla bu sell la bu sell gannaaw loolu ñu ngi gërëm képp koo xamante ni jàpp nga si bés sooy góor mbaa nga xam ngay jigéen ngay mag mbaa ngay ndaw képp ku si jàpp ñu lay gërëm waaye xaasatan nag Pape Ndaw photographe depuis jour bi am na ay cadeau yu war a ñëw incha allah moom moo ko def te fayuñ ko dara mu nekk ku baax ku set ku sell yàlla na la sang Barhama Ndiaye fay dañuy dolloowaat mboolem ngir maa nga li yëpp si loxo sang Barhama Ndiaye gannaaw loolu nag dañ jël benn thème maanaam firi cax yi nekk si téere bi Jamaa bi ne bëgg neen am benn parrain boo xamante nii ku dégg turam rek sa xel des daj alquran ñu xool mboolem mu xadam yi ñëpp baax ñëpp a set ñëpp a sell waaye suñ ne alquran benn mu xadam lay suñu xel di daj turam sang Ndiaye jël ko lëkkale ko ak alquran muy jaw quran moom ngay parrain si prise bi tey jaw étudiants yi ñoo la jël def la parrain surprise laajul la dërëm li ñu bëgg mooy dina fii ñëpp bëgg yàlla ñëpp a bëgg alquran waaye yaa ngi ngay firi alquran xoli jaamu yàlla yi di put put sang Ndiaye day firi alquran jaw nettali logo araf du ko fàtt loolu la tey lañ bëgg alquran bu doon wàcc mag na wàccaat tey fii bés tax jaamu yàlla yi bëggoo kon lii moo tax ñu tànn ko moom comme parrain surprise Touba yi nee na aada bu rafet duñ ko bax Jamaa si nag amaana amuñ yëre buñ ñëw waaye am na ay cadeau yi préparé incha allah bëgg nañ su ñuy joxee cadeau yi képp kuy jaam nga jël 1000 francs jox ko Touba yi mu dajale ko jox ko Seydi Ousmane Diaw ndax yàgg nañ bëggal ñun dëgg yàlla si xadara bi jaam yàlla bu set la bu sell sang Ndiaye ñu lay ñaanal nga ñaanal ko moom. araku yàlla ay kàddu gërëmande la woon ñun waruñu waxtaan Touba yi Tou Ndiaye mooy mu xadamu université moom waxtaan mooy liggéey waaye sang bi balaa maa tëj maa ngi gërëm bu baax Mouhamed Wakam ak Abdoulaye Fall ak Baba Ñaan Majara ak Ali Touré Baye Mor sang Barhama Ndiaye gars yi chaque jour yi ñuy dàkk seen xaalis paas ñëw cité def majlis bu toj chaque jour day fees dell ndax ñoom kon ñu leen di gërëm bu baax yéen mu xadam ñëpp ci seen déplacement yi ngeen di def di ñëw fii ngir bëggal jàmm yàlla yi
yal na leen sang Barhama Ndiaye Faye ñu wax ne in uridu ila al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa bi mawlana sang Aboubacarin Barhama Ndiaye. jërëjëf ndaw macha allah xaral kalaam wax ji ànd naag yar ànd naag tegiin ànd naag fasaxatu li tubaab naan éloquence kon ndaw ñu ngi lay ndokkeel bu baax wax dëgg yàlla kàddu yi fi jàllale li leen soxla te it yow xaw ma ku la tànn def le président donte xam naa ko ndax fi moom kenn fi defee président waaye jox nañ la lu mérité parce que wax nga waxu ji li gën a rafet mooy dafa mel ni liste nga yor képp koo xam ne mu ngi jàpp ci liggéeyante gi yëpp rek wér na ne jàllale nga turam te amoo ci benn problème loolu ñu ngi la ci ndokkeel ala kulli alin kon lii lu rafet la moo tax yu demee nii duñ koy bàyyi mu jàll ndax tey bés nit bésam la am lii rek ñi mu fi tudd kenn ku ci nekk am na ñu xamul woon seen taxawaay fii ci université mais dina tax ñu gën koo xam moom tamit am na ko xamul woon taxawaayam dina tax ñu gën koo xam loolu rek te lii rek soxla mooy nit ñi nga wan leen ki leen di jëriñ kon ñu ngi jox Seydou Ndiaye moom tamit bu ñëwee dañuy door a commentaire wala moom mooy commentaire boppam bu ñëwee di ngeen ci am dara bismillah waaye tur Allah Baye Ndiaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في الأزل وما بعده من مقامات والحمد لله في الأبد 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 وما قبله من مقامات والحمد لله في متزاير هذه المقامات الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى والسلام على صاحب المقامات لولاك ما خلقت شيئا سيدنا محمد أول بارز من التجليات وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن مولانا أحمد بن محمد التجاني صاحب طريقة التجاني القائل طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوغ الغاية في أقصى مقام القربانية التي ما فوقها مقام إلا مقام النبوة ورضي الله عن نبراس الهمم ممدوح زماني مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس القائل مدفع الكبير يرمي من بعيد يهني مقامه المقدم الفريد ولتتام عن وارث سرهم مولانا ومولاكم ووصلتنا إلى حضرة الله تبارك وتعالى مركز الفهوم والمعاني متدفل الحامل الآيات الرشد والتخفيف في هذا الزمان
Mawlana Sang Aboubacry Barhamou Ndiaye subhana man satara al-khususiyya bil basariyya amma ba'da ashab al-maali ya man qala shaykh al-islam fi haqqikum tazakkartu wa zikra tukaddiru li al-mahya layali intima'i hayy fi hadrati hulya يحاذرني فتيان صدق قد أخلصوا إلى الله حسنا لن نموت ولا نحيا نلقي إلى خدرتكم المتلألئة بجميع الأسرار الإلهية قائلنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد التحية والاحترام نريد يالا بو باخ di ndokkeel jaamu yàlla yi ci jëmmi ndokkeel ak kon bi jëmm ji nga xamante ne buñ ko ndokkeelee ndokkeel ne ñëpp ndax moom mooy lenn li te mooy lépp kooku la Baye Niass wax ne sant naa yàlla wala tudd naa sellab yàlla bi nga xamante ne mooy jël xusuusiya bi nëbbee ko xottu yaram yi doomu aadama bu leen yàlla wuññuloon danañ xam ne am nañ may gu rëy te may googu sikki ndaw ci ne mooy nekk yonent Yàlla Muhammad ñu ngi ndokkee jëmm jooju tey nga xamante ne daan naa dégg ci ay xikaayam yu muy wax ne képp ku ñu tàntal ba pare te gisoo ci yonent Yàlla Muhammad mu ne yow moo bët Sëriñ Njaay nee na tant gi ngay gis yàllaa ko njëkk a def kon yàllaa ko def ñu roy ko ci yàlla sunnaale ko ci yàlla soog koo mën a def Sëriñ Njaay nee na amul lépp lu jaam bi di def te fekk ne yàlla njëkku koo def ba pare jaam bi soog kaa def kon yàlla dafa jël asamaan si misaalee ko tant bii tey ñu def mu jël suuf si teralee ko yonent Yàlla Muhammad mooy tapis rouge yi ñu def mu jël biddew beeg weer weeg jant bi def ko lamp yi nga xamante ne moom lañ taal fii mu jël garab yi doj yi def ko muy poto yi ak seize yi mu jël lépp lu mu amal ci mbindaa foon dëleen ko ci mbooloo bi waaye yàlla jël benn mbindaa foon yóbbu ko ci jaamu yàlla yi est-ce que nekkul jaamu yàlla boobu la yàlla teg ci seize bii tey mu war a waar jaamu yàlla yi moo tax ma ne tey université moo gane si université gis nga université xam-xam la dafa am jardin mooy fi xale yi nekk loolu mooy saatu qabla tëjëli am primaire loolu mooy haqiqatul muhammadiya am secondaire mooy kër waa Cheikh Tidiane am lycée mooy kër Mawlana Cheikh Ibrahim waaye am université mooy kër Mawlana Sang Barhamou Ndiaye moo tax gis nga université Zahir bi dañ ko rëdd ci ay faculté man ma ne yàlla am na ay faculté tamit dafa am ay faculté science faculté médecine fac droit fac lettre yàlla ne waaw man tamit am naa ay faculté man am naa faculté nubuutu am faculté wilaaya am faculté xilaaf faculté boo gis yàlla daf cee def ay département yàlla ne waaw man tamit am naa ay département man am naa département tawbatu département istiqaama département taqwa boo demee faculté wilaaya mu ne am naa département sidqu ixlaas tumaanina boo demee xilaafu mu ne am naa département muraqaba musaada maarifa département boo gis am na chef département yàlla ne waaw am naa chef département département tawbatu chef département mooy yonent Yàlla Ibrahim département istiqaama chef département mooy yonent Yàlla Moussa département taqwa chef département mooy yonent Yàlla Isa ko topp ko ba mu jeex faculté boo gis am na doyen faculté nubuwwatu doyen bi mooy yonent Yàlla Muhammad wilaaya doyen bi mooy Cheikh Tidiane xilaafa doyen bi mooy Mawlana Cheikh Ibrahim waaye doyen yëpp am nañ seen chef mooy recteur bi waaye ne allahumma salli ala Muhammad wa jaalna kun fanatu wa nasalu atu wa tiyaru wa amwaru wa ardu lam nata'afa vous n'êtes pas encore convaincu que l'université est venue rendre visite université ndax ngeen yëg ngeen ne université mooy ñëw rendre visite université moo tax gis nga scientifique yi xam-xam bi ñuy jàngale xam-xam yàlla bi jàngale na ko bu yàgg
il existe 3 états de la matière mooy état liquide état solide état gazeux gis nga état gazeux mooy jiitu quand Dieu était dans son essence divine kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim ñi xam nga salaat bu leen neexee ñu jël état gazeux jiital ko état solide tegu ci état liquide soog a ñëw ñi xam abada bu leen neexee ñu jël état liquide teg ci état solide doo see teg état gaz. ñu ne lan mooy liquide un liquide possède un volume mais ne possède pas de forme liquide am na jëmm nii waaye amul forme mu niroog lool ak jàngale bi Sëriñ Njaay jàngale ci ay alquran ba inna Allaha laa yastahi an yadriba masalan maa ba'udatan famaa fawqahaa fa amma allazina amanu fa ya'lamuuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma allazina kafaru fa yaquluuna maazaa araada Allahu bi haadhaa masalan yudillu bihi kasiiran wa yahdi bihi kasiiran wa maa yudillu bihi illa al-faasiqiin. Sëriñ Njaay ne boo jëlee yàlla nga amal rusuma di lépp ci yoo wala du gën a kawe yoo Sëriñ Njaay ne gis nga boo jëlee ruu yoo bi rocc ko téye ko jël ruu ñaay bi rocc ko téye ko jël ruu ñaay bi rof ko ci yoo bi mu yem ci moom képp nga jël ruu yoo bi rof ko ci ñaay bi mu yem ci moom képp li muy jàngale mooy ruu am na jëmm waaye amul melokaan boo ko dugal melokaan boobu lay jël il prend la forme du récipient qui le contient liquide mooy yonent Yàlla Muhammad waaye solide li mu mën a téye waaye na abaa Allahu munaasan xarraaw xayra kasaari maa daraa min jamaalin xayra maa kubut tijaay solide possède un volume et une forme am na forme nii am na melokaan ku ne xam ne wilaaya Cheikh Tijaan bu taxawee nu boobu nekkoon ci ginnaawam da koy lekk muy benn muy forme bi wilaaya bu taxaw tamit mooy lan mooy volume bi dafay am ñaar waaye nag ñu ne lan gaz na possède ni volume ni forme gis nga gaz mooy Baay Ñas du sifa du ism du yonent Yàlla Muhammad du Cheikh Tijaan du guddi du bëccëg du ruu du yaram du xel du xalaat du nopp du dégg du bët du gis moom du ko ñuy melal baa ne wax na anna Allaaha yajibu abdahu izaa taqarraba ilayhi bil xayri hattaa uhibbahu jazban laa ya'rifu al-abdu fii nafsihi wala ghayra wala awwaluhu wala aaxiruhu wala juz'uhu wala kulluhu yaqiimu an shuhuudihi wa yastalimu fii sidqi istidaari mawlaahu jalla wa alaa wa yusaa'idu fii zaalika al-aaxiratu qabla ad-dunyaa وبعد الآخر وقبل القبل وبعد البارد ليس لها أول ولا آخر ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مقابل ولا مداول ولا داخل ولا خارج ولا جسم ولا إدام ولا فني المخيم في محبوبه وفني فلا فلم يبقى إلا هو وسائب هذا المقام يبرز منها كلام يقصد عندما لا ذوق له دور المستقيم kii mooy Baay Ñas mooy gaz léegi nag il y a passage de l'état gazeux à l'état solide mooy tajli bi zaatu def ci asalu asal il y a passage de l'état solide à l'état liquide mooy asalu asal tajli bu mu def ci asalu asal scientifique bu mag baa ngi nii toog il y a aussi passage de l'état liquide à l'état solide mooy abat tajil bu mu def ci abadul abat il y a aussi passage de l'état solide à l'état gazeux mooy abadul abat tajil bu mu def ci abadul abat. Vous n'êtes pas encore convaincu que l'université est venue rendre visite université. Scientifique yi ñu ne kii jàngul science waaye ñu ne li gën a tuuti mooy atome léegi nag ñu ne atome bañ demee ba xool l'atome
est composé par 3 matières, proton, neutron, électron. Sangi Njaay bi jaamu ko de waaye ci xam-xam waaye gëm xam-xam bi mu yor nee na proton mooy yónni Yàlla Muhammad, neutron mooy Cheikh Tidiane, électron mooy Baye Niass. Billahi la ilaha illa huwa dëgg la. Qu'est-ce que c'est qu'un proton? C'est une particule subatomique portant une charge électrique positive. Kan mooy ko positif? Kan mooy jox balance rek ñëpp ñu. Qu'est-ce qu'un neutron? C'est une particule subatomique portant une charge électrique neutre. Sangi ñaare Haawut ak Laaxoot ci kaw lañ nekk. Mën na koo teg naa so nekk ci suuf waaye xeeru umur aw sada mooy Cheikh Tidiane kooku mooy neutre. waaye l'électron gravite autour du noyau bàyyi na bi barrin wa bahrin qad baas walaay parce que yow a suufi xawamte bi barrin wa bahrin baas walaay wasal yawma asdu fil hawa mutajamima. gars yi xamaguñ li ñuy jàng nii xamaguñ ko nañ ñëw ci université bu mag bi Baye Niass dafa ne inna al-uluma al-muta'alliqatu bil mukhtasab yafna rajulu fiha wa la yablughu ila haqiqatiha law annaka salata ala yadi shaykhin min ahlillah la awsalaka ila hadari shuhudillah fa tahbusu ilmun bil umuri min tariqi al-ilham. Baye ne moo dem xam-xam yi boo ko toppoon doo ko jeexal moo xam philosophie moo xam science moo xam lettre moo xam droit moo xam pharmacie loo mën ci topp da ngay xëy dee bàyyi ko fi. waaye bu fekkente ne da ngaa wóomu ci ñëw ci benn sëriñ boo xamante ne ci ñun yàlla yi la bokk dañoo sóob ci yàlla jox la xam-xam boo xamante ne doo ci sonn da ngay toog mu la koy ilham. moo tax ñëw leen ci moom mu wan leen yàlla bi li ngeen di daan yëpp finition bi objectif bi mooy nit ñi sell ñëw leen mu wan leen ko moo tax benn waay dafa ne comment pourrait-on concevoir que quelque chose le voile alors qu'il se manifeste sur toute chose naka laay mën a gëmee ne yàlla am na lu ko nëbb te fekk ne moom mooy li feeñ ci bépp mbir. Comment pourrait-on concevoir que quelque chose le voile alors qu'il se manifeste à toute chose? Comment pourrait-on concevoir que quelque chose le voile alors qu'il est le manifesté avant l'existence de toute chose? On est déjà en réalité n'était pas voilé. C'est toi qui es couvert d'un voile qui empêche ton regard de la terre. Et si quelque chose pouvait le voiler, ce voile le couvrirait. Or, s'il était possible que quelque chose le couvrit, alors son être serait limité comme par une enceinte. Et qui servirait, et Dieu est l'invincible qui domine ses serviteurs. dafa ne yow yàlla nëbbu la tegalu la kiiraay yow yaa tegal sa bopp kiiraay bu lay yiir yàlla ba mënoo koo gis mu ne su fekkoon ne dafa am lu mën a nëbb yàlla loolu di nëbb yàlla daf koy muur te su fekkoon ne am na lenn lu mën a muur yàlla loolu lan ngay doon yàlla xanaa waxoon ne moo gën a mag lépp moo gën a mag lépp ana lu gën a rëy yàlla mun koo nëbb ba mun koo gis mu ne il n'existe pas un être à côté de lui. C'est l'imagination de l'existence d'un être à côté de lui qui te voit de Dieu. amul benn mbindeef buy dend ak yàlla ba mun ko nëbb ba ko gis xalaat bi nga xalaat ne am na kenn ku dend ak yàlla xalaat boobu nga ko xalaat mu ne yëg yàlla bu mënoo ko gis. kon ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne université gagné na université ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne fii ay borom kàngam ay borom xam-xam a fi nekk ay déglukat. ay ñoo xamante ne ñu muus lañ fu dem ba am bac waratuñ laa nax moo tax boo leen ñëwee ci temple du savoir war ngeen ut xam-xam bàyyi ne bépp xam-xam métier la waaye xam-xam bi nga xamante ne mooy traversé ci yàlla mooy maarifa kon ut leen maarifa jëm mi maarifa nag moo teew tey ñu ngi ndokkee ñëpp di ziar ñëpp di ko gërëm di gërëm sang Barham Ndiaye gërëm naa sang Barham Ndiaye bu baax ci xaw lan wax fiix la ci wax ak jëf mënu maa wax ci moom su ma waxee ci moom du ma yeggali kàddu gi waaye bëgg naa ko bëggeel koo xamante ne jeex naa ci moom jeex koo xamante ne moom laay faaroo sama lépp tey bu ma ko mënoon ñàkk ndax moom danaa ko def
ñu ngi santal sang Babacar Ndiaye bu baax di ziare ñëpp waa Afrique dawal macha allah mbokk yi ñoo ko gisandoo ñu ngi fii rek si université alhamdulilah beneen yoon waxoon naa leen ne ki war a wax moom jarul ñuy commenté ci moom te bu paree jarul ñuy commenté ndax moom waxam commenté na ko te ànd ak loolu yëpp nag étudiant la fii ci université bii nag waaw loolu rek lañ la ci doon dooleel mooy ànd ak lii yëpp nag ak arab yu neex yi nga dégg muy wax peut-être boo jàngul arab yow jàngul français mën ngay jàpp yaa sa waaye est-ce que yàqut accent yi zéro faute arabam yi accent yu normal la zéro faute yu set wecc la yox wallahi kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ko tatagal léegi xam naa timis des na quelques minutes waaye pour gagner du temps ñu dugal ki nga xam ne moo war a def discours anglais bi su paree ñu door a julli timis door a continuer li nga xam ne mooy programme bi ki nga xam ne moo war a def discours anglais bi mooy Samba Ba Seydi Samba Ba ñu ngi koy xaar moom tamit mu ñëwaat moom tamit ci beneen feeñuwaay bismillah. alhamdulillahi allazi tajalla fi jami'il mazahiri wa fil haqaiqi min al-azali ila al-abadi umuman wa khususan wa huwa juz'un min al-insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yawm al-din haqa qadri dari azim. Dear friends, relatives in Islam, Iman and Ihsan, the Jamiatul Fityal Siddiqin of Maulana Sani Abu Bakr Barham Munjai of Sheikh Anta Diop University of Dakar is addressing you their salutations, the most respectful, the most peaceful in this yearly event that is called to be a tradition for us to close our activities in the university. Years ago, we didn't know about the real meaning of Islam, Iman and Ihsan. We could not see the beauty of human being. We could not know about the secret of the universe. Maulana Sang Abu Bakr Barham Munjai, who is the successor of Maulana Sheikh Ibrahim Niass, told us that Maulana Sheikh Ibrahim Niass said that. Maulana Sheikh Ibrahim Niass said, "Walakin sarifu man tarakat humumu ila hilmil asrar al-kawni." Bow down to he who will elevate you to the knowledge of the secret of the universe. We are here now, full of dignity, responsibilities, well-being, thanks to the Honorable, the Wise, our guide, our Sheikh, our teacher Maulana Maulakum Sanga Sheikh Abu Bakr Barham Munjai. Ama Abu Bakr Fanihuma Sayyidu Shariba min Sirri wa Zaka Hasadun. Maulana Sang Barham Munjai has given us the hidden treasure that has been searched by believers in bygone times until now. He told us that the Prophet is still alive. However, Maulana Sang Barham Munjai upgraded us to know this magnificent secret. Maulana Sheikh Ibrahim Niass said, "Walakin among men, there are some who see the Prophet at any times. Rubama shahadal aminu rijalu kula anin min duni ma askari." Welcome, Father. Marhaban so marhaban. Here are your sons. We cannot end up without thanking his brave and knowledgeable muhaddams who are here today to speak, especially to his son and muhaddam. Let me name Asedi Tunjai, who deserves more consideration from us in this day, thanks to his availability in all and his commitment in all the Jamaat's affairs. Real thanks to the President El Hajdaw and all the members of the board who killed themselves to make this day successful. Today's theme is about the elucidation of the canonical parables by the divine Moses. The Quran in its content is full of parables, incomprehensible messages that we all need to know about, as the Quran is a message that is intended for all Muslims. For instance, in the Quran, ayat 99, Allah says, "Iza zulzilati ardu zilzalaha." Maulana Sang Barham Munjai told us that here is the divine station of Allah before the creation of the universe. Maulana Sang Barham Munjai said that Allah also, in the ayat 21, verse 30,
said, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. Have those who disbelieve not considered that the heavens and the earth were a joint entity? And in the Hadith al-Qudsi, Allah said, "Kuntu kanzan lam ukhraf." I was a treasure hidden and unknown. Wa akhrajatu ardu ashalaha. And the earth discharged all its burden is when Allah moved to the station of the Prophet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala al-insanu ma laha. And man say, what is with it? The first man of the creation is Adam, and we know that Adam is Maulana Sheikh Tijani. La amri azza sheikhu aynu wilayati tafajjarat min bahri nubuwwati safiya. Also, if you know God, you will know that Allah said in the Quran, فَعَلَمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا, and the Sahibul Asma is Maulana Sheikh Tijani also. Yawma izin tuhadisu akbaraha, the day that it will report its news. He who is the telltale of the good news is Maulana Sheikh Ibrahim Niass. Because when he came, he said, وَالْأُمَّةُ حَسْدِي فِيهُمْ أَنْ أَصُحَهُمْ إِلَىٰ حَضْرَةِ الْبَرِي رَحِيمِ إِلَهِنَا. My aim toward the nation is to bring them back to Allah, to God. Maulana Sheikh Ibrahim Niass, as a response, when Allah said in the Quran, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, Maulana Sheikh Ibrahim Niass said, وَقَدْ جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَانْتَهَى تُجْرُ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ إِذْ جَاءَ أَمْرُهُ. Because your Lord has commanded it. He is the Khadatul Nasr of Maulana Maulakum Musangu Abu Bakr Barhaw Njai. Allah in the Quran, in the ayah 3, verse 102, said, "Oh, you disciple of Maulana Sheikh Tijani, Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun." Oh, you disciple of Maulana Sheikh Tijani, fear Allah with the result of the tarbiyah in Maulana Sheikh Ibrahim Niass. Wala tamutuna illa wa antum muslimun is don't die except you complete your act of faith in Maulana Sheikh Barham Njai. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yawma yaqumu ruhu wal malaikatu la yatakallamun illa ma 'allama ar-rahman. Akhar sawab. Very much. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Allah